di remarqué aussi ni defe naa directrice dafa wax ni kenn ki mi ngi gaañu ci këram Parcelles Assainies kon loolu dafay wane rek war nañoo gën a waggar war nañoo gën di toppatoo nit ñi war nañu gën di jege kër docteur yi saa bu ñu yëgee dara ci suñu yaram wala kenn ko nga xam ne dëkk nañu moom ñu yëg ko. beneen bi ci tegu mooy li ñu gën a ragal mooy cas communautaire yi tey ñaar lañ ci am yi ci des mooy yoo nga xam ni kër docteur ñu ngi la doon topp di saytu seen yaram kon loolu aussi nekk na loo nga xam xëy na mën na dalal xel as lëf même bu fekkee ni taxul ñu mën a toog rek bàyyeeko bi ci mujj ci loolu laay jeexale mooy wane ne aussi xeex bi wax nga ko léegi du yëfu ministère du yëfu état yëfu ñëpp la lu ñëpp bokk nag bu ci ku nekk defee li nga war a def rek je pense que affaire bi mën na oyof ci ñun. donc kenn ku nekk xam ne da nga ci am responsabilité mooy li ma doon wax ci njëlbéen gi am na tëll joo nga xam am na ba dafa nekkoon lu waroon am pour ku nekk ne lu xew. bu ku nekk ne lu xew ñëpp danañu xam li xew donc bi ñu demee ba ku nekk léegi yaa ngi naan lu xew ba ñu oto yi circulé tuñu lu xew ba ñu def couvre-feu lu xew ba ay nit donc léegi. loolu mooy wane ni xëy na mbir maa ngi gën a dugg ci xelu doomu aadama yi li ñu doon wax naan quand l'idée pénètre la masse elle devient une force. xalaat bu demee ba dugg ci biir askan bi dafay doon doole. donc jàpp nañ ne xalaat bi matagul nag mais mi ngi gën parce que léeg-léeg nga génn gis ay nit yoo nga xam ne mais da nga naan mais ñii est-ce que xam nañ lu xew pour ñoom dara changé wul kon matagul mais am na loo nga xam ne mu ngi ciy avancé comme mi ngi avancé nañ ci xelu askan wi. jàpp nañ ni egg nañu foo nga xam ne tey kenn ku nekk war nga jël sa responsabilité xam ni lii nga xam ne mi ngi dox ci réew mi kat su ma deful li ma ci war a def xëy na résultat bi ñu ci war a duñ ko ci am donc loolu daal ci jàngat moom laa ci bëggoon indi. mais leneen aussi c'est vrai wax nañ ko léegi prise en charge bi à domicile la surtout ñi nga xamante ni kon ay cas contact lan boo amee loo yëg sa yaram nga woo docteur mais foofu aussi waa kër docteur war nañoo gën a góorgóorlu ci disponibilité parce que fii ay numéro vert yi fi nekk yenn saa yi aussi pour nga woote am ku la dimbale wala loolu day poser problème. loolu moom lu am la ndax dégg naa man xëy na mosuma def expérience boobu mais tous les jours dama dégg ay nit di woote wax naan woote naa fukki yoon woote naa ñaar fukki yoon jotuma kenn ba dégg naa également ñoom waa ministère de la santé ak ñi leen ciy jàppale ñu doon wax ay efforts yoo xam ñi ngi koy def mais loolu dafa nekk loolu dañ ko war a yokk. dañ ko war a yokk vraiment te dafay doon lu ñuy faral di nemmeeku ci suñu même bu dul. ci situation bu mel nii dañ lay jox benn numéro vert ngay woote di woote. urgence daal moom war na comme aussi. dafay am numéro vert nit dañ ci woote ba pare di fo. waaw voilà yooyu yëpp sax dafa nekk loo nga xam dañ ko war a seetaan. loolu moom du yoon beneen bi tamit mooy bu fekkante ni malade ñi ngi leen di yóbbu ci hôtel yi te tourisme bi ku ne xamoon déjà avant crise bi sax sooxe woon est-ce que lii du ko gën a faat après la reprise. waaw mais xam nga njariñ loo fekkee ni bala nga ne naam ne fa c'est-à-dire que fi mu ne bala ñuy seet nu ñu relancer tourisme bi nañu fexe rek ba régler yi ba mu féete boor je pense que Sénégal am na outil yu baax yoo nga xam ni bu ñu demee ba eggat ci parce que boo gisee tourisme comme ni nga ko waxee amoon na jamono soxe woon na mu dem ba yàgg tourisme jógaat nga dem boo demee par exemple fu mel ni Saly da nga doon gis day fees tous les jours en Casamance da doon fees vol yi di jóge fu ne far lii ñëwaat dal ci suñu ko mais am naa yaakaar ci ni bu ñu yàlla suturaalee ba ñu génn ci je pense que danañ am suffisamment de ressources pour mën a reprendre tourisme jot na parce que même fi ma toog ni maa ngi jot ay messages ay hôteliers ak ay restaurateurs ku mel ni Ibou bi nekk fii ci vers la cour de cassation di yónnee message naan ma wax leen ñu kañ la ndax ñun restaurateur yi sonn nañu donc c'est pour dire que. mais restaurant ñoom war nañoo mën a commencer ubbi xëy na kay nan respecter li naan mesure barrière yi. mais restaurant yi normalement kenn bu ñu tijjee yeneen bërëb war nañoo. je pense war nañ ko mën a tijjee. respecter rek yenn yi comme xam nga bokk na ci li ma jàpp résultat yi nga xam ni couvre-feu bi joxe woon na ko boo xoolee parce que am na ñoo xam dañ daan wax sax nii mais bëccëg bi la nit ci di gën a fréquenté wu mais guddi gi li ñuy gën a nekk ci bërëb yoo nga xam day tëju. fu mel ni restaurant yi fu mel ni ay bar fu mel ni ay boîte de nuit mais bu ñu demee bañ a déconfiner je pense que restaurant yi war nañu mën a def quand même un effort ñoom ñu mën a respecter ministre de l'Intérieur wax na ko bi muy intervenir ci TFM donc mën nañu ubbi mais nan respecter li nga xamante ni kon moom mooy mesure barrière yi ñu ngi doon wax ci jumaa yi également tey la àjjuma yaa ngi ko doon wax sànq gis na ni quand même ñu bëri jël nañ décision ne ñoom dañuy tëj jumaa yi ba xam fi mbir yi di féete xam nga maa ngi doon wax léegi dama gis ñu di ci indi débat coow loo xam jaru ko ndax dafa am ay jamono président de la République jël ay mesures ñu ni fépp foo nga xam ne mbooloo dafay am nañ ko tëj mu dem ba yàgg dégg nga ñu bëri di indi ay wax nañu ubbi président jëlaat na mesure ni nañu ubbi mais président bu nee nañu ubbi
néewul kenn demul julli ji par force néewul benn juma wala benn jàkk nañ ko ubbi par force donc ku jàpp ni yow war nga mën a ubbi respecter mesures yi ñu jël alhamdulilah nañ ko def ku jàpp ni aussi yow waraguñoo mën a ubbi alhamdulilah ñu bàyyi la ci loolu. parce que quand même mbirum diine conviction nit ki la nit ki li mu gëm ni moom la war a def lii mooy dalal xelam maa ngi dégg biir démb ci benn rajo benn jigéen muy wax ni man de bu ñu ubbee du ma dem ndax du ma dem di julli ji sama xel dalul bala may def loolu ma toog sama kër am ku ma jiite ma naafile sama biir kër waaye du ma dem dugg ci jumaa te sama xel dalul vraiment du ma ko def donc mbir la moo xam amul coow amul xuloo amul werante dañ ne woon nañ ko tëj ñu tëj ko ñi naan nañ ko tëj ñi naan buñ ko tëj tijji nañ ko ku sa xel jàpp ci ni da nga war a dem julli ji respecté li nga wax nga dem julli ji ku sa xel jàpp ni waru julli nga toog sa kër loolu vraiment je pense que amul débat amul benn débat bu ci war a am lu ni mel gisuñ ko quand même ci école yi parce que foofu comme le 2 juin la ñuy tijji fan yëpp ñi ngi ciy waxtaane gis nga sax mesures yi nga xamante ni kilifa yi dénk wàllu éducation bi nee nañ dinañ ko def su ko defee kon ñi nekk ci classe d'examen yi ñoom it ñu mën a continuer njàng mi su ko defee balaa nawet bi xëy na ñu def yooyu examen en attendant ñi nekk ci classe intermédiaire ñu xom ñoom fan ni mu jëg ñoom waaw je pense que loolu lu ñu mën a dégg la parce que boo jëlee par exemple benn école boo nga xam ne dafa amoon fukki classe ak ñaar wala ñaar fukki classe bu nekk lu bu gàtt benn maître nga fa pour jël le primaire tey bu ñu nee classe d'examen yi loolu mooy fukki classe ak ñaar yi fa nekkoon wala ñaar fukki classe ak ñaar yi fa nekkoon bu ñuy jël classe bu nekk ñu def ci 10 wala 20 élèves danañ fa xaj donc jël mesure bi mais mesure nag dafa du rek ci biir école bi la mesure yi nekk parce que xale yi bu ñuy ñëw dafa fu ñuy jaar ci ñun am oto bu leen yóbbu oto bu leen di yóbbu oto bu leen di delloo donc ay mesure la yoo nga xam ne war dañ ko seetal bu baax a baax a baax bala ñu koy appliquer man gëm naa ne lu mën a nekk la c'est ma conviction lu mën a nekk la mais mesure du rek ci biir école bi la war a am parce que biir école bi di nga sa xel dal na wala di nga bàyyi sa doom non dama leen bàyyi ñu jàngi incha allah damay jël disposition yi ma war a jël ñu dem jàngi mais disposition ci kër nga ko mën a jëlee mais ca biir école bi moom non attends ci biir école bi parce que xëy na compétence xëy na du lu ñuy ndamu mais xëy na yàlla suturaal nañ ba boole ma ci ñi nga xam ni xëy na sama doom yi gën a nekk ndaw oto leen di yóbbu ay borom barke ngeen yéen non du bu kes borom barke sax c'est-à-dire que damay wax rek ne yàlla suturaal nañu ñu di ko sant boole ñu ñi nga xam ne xëy na suñu doom yi gën a tuuti ba di ñu war a jaaxal même bi li xewul oto leen di yóbbu oto leen di indi donc loolu danañ ci gën a def attention école ba ñuy jànge aussi bu ñu fa demee ñu gën a def attention je pense que loolu moom la ci mën a jël mais encore une fois mesure la boo nga xam ne war nañ ko seetaat bu baax a baax natt ko càmbar ko bala ñu koy dox. muy lu am solo léegi nag moom li tax ñu invité la sax démb gis nañ la ci yéen kaay bii di Les Échos nga génn fa wax yu rëy yoo xamante ni nee nañ nu ko monsieur le ministre mën a waxee non parce que li taxoon mooy yéen da ngeen ne woon unité nationale ne consensus mais li nemmeeku mooy li naan déconfinement bi du rek ci commerçant yu ni mel dafa mel ni way politique yi bëggoon nañu wax liberté bi gars yi jëlaat nañ ko ba gis nga ko yu ci bëri déggoowuñ ci wax nga ko ci mesures yi nga xamante ne président jël na ko ak yeneen même ci assemblée nationale gis nga polémique bi nga xamante ne am na ci pouvoir bi ak opposition bi ak ni ñu yoree sax gérer li nga xamante ni mooy fond force Covid 19 bi mais laataa loolu am na benn décret boo xamante ne loolu bëgg nañ ci wax boo xam depuis dem mi ngi circulé ci réseaux sociaux yi jëm ci jox ay ndàmpaay yu am solo ñi fi nekkoon président conseil économique social et environnemental ñu ne président ko signé waa présidence génn nañ weddi kon bu doon dëgg la dinañ ko gis ci journal officiel mais li jaaxal ñëpp mooy dañ caa gis signature boo xamante ni dafa niroog bu président de la république ñu ne nu mu mën a nekkee ñuy falsifier signature président ku toll ni njiitu réew. waaw xam nga yow tënk nga wax ji parce que da nga ne bu fekkee dañu génn benn décret publié ko présidence génneen décret boobu amul ça veut dire que décret ba amul. mais maintenant attends gis naa même ci ñaari décret boo leen xoolee numéro bi ñu def ci décret boobu mooy numéro arrêté bi décret bi nga xam ne moo créé le comité de lutte force ça veut dire que loolu bon vraiment mais li ci xëy na li ci kii mooy signature président quand même loolu jar na enquête war ñoo yam rek ci communiqué weddi ne amul c'est ça loolu je suis tout à fait d'accord parce que gis nga réew mi très franchement dafa am yoo nga xam ni te loolu responsabilité état bi la mënuñu nekk ci réew lu neex nit wax lu neex nit def utiliser internet utiliser leneen ak leneen bind ay kii te dara du la ci fekk te man jàpp naa ni nag am nañu suffisamment de moyens pour que lu mel nii bu ko nit publier ñu mën ko topp ba xam kan la muy benn ñaareel ba may dénk sama bopp di ko dénk ñiy politique di dénk société civile nañu bàyyi ku def toj-tojam ba yoon dal ci kawam ku nekk jóge fa naan deful dara wala li mu def jarul loolu aussi il faut qu'on arrête am réew dañ koy gérer ak responsabilité bi ñëpp la war
c'est pas parce que man dama nekk koo nga xam jàpp naa ne woy dama fi nekk pour défendre les journalistes wala pour défendre kii que bu nit defee lu jaaduwul ñu taxaw ne noonu nañ ko bàyyi deful dara. est-ce que loolu du faillite de l'État de manière générale parce que gis nañ quand même suñu nguur yi nan amee woon doole ci ay jamono maanaam ci même ñi leen di incarner loolu gisatuñ ko. commencé woon nañ ko nemmeeku ci crise bi ba ci li nga xamante ne mooy Covid bi ba nga xamante ne gis nga administration bi taxawaay bu am solo bi ñu doon taxawal muy préfet gouverneur yi mais dafa mel ne gis nga lii sax commencé nañ leen a seppi ci gestion bi mesures yi ñu jëloon yëpp kilifa yi politique yi jël nañ ko sànni ci poubelle ba. ah mais gisuma. waaw moo seppee. non waxin la je veux dire que mesures yi autorité li nga xamante ne mooy administration bi jëloon yu ci bëri daanaka amatul njëriñ. mais attends mesures yi administration bi jëloon administration bi xëyul moom ci boppam jël ay mesures président de la république mooy annoncer les grandes décisions ministère de l'intérieur appliqué ko jox ay directives les gouverneurs les préfets les sous-préfets et les maires ñu appliqué ko. mais boobu sentiroon nañ état quand même commencé woon nañ sant ni vraiment l' état moom le retour de l' état gisoon nañ ko quand même. mais ba léegi jógewu fi xam nga lu tax ba léegi jógewu fi xam nga li nga wax ni faillite amul mais évolution dafa am ni nga doon gérer réew yëpp rek a ci am mais rawatina Sénégal gi ñu nekk ni nga doon gérer Sénégal en 1960 1970 1980 mënatoo ko gérer Sénégal lu tey ma jox la benn exemple. cas bi ma lay wax nii bëggoon xëy na cité turu kenn mais bërki démb gis nga fi koo nga xam ni toj def ñu jàpp nga gis koo nga xam ni kilifa gu mag la ci organisation de défense des droits de l'homme génn dans la presse ni nañu ko bàyyi parce que deful dara donc dañu toll ci réew moo nga xam tey même bu ñu la fekkul nga tër di ko rendi ñu jàpp ko dañ naan woy ba mais est-ce que war nañ ko tëj est-ce que war nañ ko jàpp ñaareel ba suñu force de sécurité et de défense il faut que ñun ñu protéger leen il faut que ñun ñu protéger leen naka lañ leen di protéger ak lu tax ñu war leen di protéger da ngay gis am na Touba Mbacké bërki démb am na ci dëkk yu bari yoo xam am na fa ñu agressé ay policiers ak i gendarmes doo dégg kenn ci ñi nga xam ne dañu nekk ay défenseurs des droits de l'homme et des droits humains ak yeneen droits doo dégg kenn ci ñoom ku jóg pour dénoncer loolu. Or il suffit que benn policier wala benn gendarme wala benn militaire def benn erreur ci biir intervention ñëpp attaqué ndoo ko traîné ko dans la boue yóbbu ko tribunal quelquefois même dugal leen ci kaso de sorte que xëy na ñoom dañu dem bu jamono yoo nga xam ni am na yoo nga xam sax dañuy wax ne est-ce que jar na ko ngay sacrifier sa bopp pour certaines choses donc il faut que ñu xam ni ñun ñëpp nous avons intérêt gis nga am réew kenn du jàpp keno yi nga xam ne ci la moo ko téye nga di ko affaiblir keno yooyu nag. mais d'abord mooy les forces de sécurité et de défense mooy la justice. monsieur le ministre ma ne ñin dénk réew mi ñoom war nañoo fexe ba lan leen dénk mooy leen wax ba buñ la ko dénkee nga téye ko ba boo koy delloo aussi delloo ko ci loxo yu rafet mais bu dee dafa sànkoo see loxo mi ngi mel ni dénkaane rek day poser problème. mais sànkuwul justement mooy je veux dire personne ñi incarner l'état aussi dañ ko war a mat. mais je suis d'accord mais dama ne sànkuwul parce que boo gisee par exemple wax nga ko léegi bi ñu commencé le coup. Sénégal kay li ñu fi nemmeeku moom depuis yéen régime libéral ba léegi moom doy na waar ci wàll woowu. xam nga li ñu doon wax ci régime libéral moom lañ doon wax ci régime bi ko jiitu woon ba jëlee ko fi régime libéral yow ñu di ko wax ba jëlee ko fi teg fi beneen régime lañ ko doon wax. mais ba léegi dara changé wu. justement mu ngi noonu ba léegi ñu di ko waxaat sur le même régime donc am na càmbar goo nga xam ni war nañ ko defaat ñun ci suñu biir est-ce que c'est les régimes ou bien est-ce que ñun nit ñi la. c'est des questions de fond yoo nga xam ni je pense que dinañ egg jëmmi jamono boo nga xam il faut ñu toog waxtaanaat mais en tout cas li ma mën a wax mooy boo nekkee ci réew di fexe bay néewal doole réew mi di néewal doole kenn yi nga xam ne ci la réew mi sukkandiku boo yaakaaree ne da nga koy def pour sa bopp da ngay nax sa bopp. te leneen li nga xam moo ëpp solo toujours ma wax ko Sénégal dafa am peuple boo nga xam ne jàpp naa ne moo raw classe moo raw ñu koy jiite. au plan politique maanaam peuple bi dafa nekk en avance sur le peuple sur la classe sa classe politique li la koy wan da ngay gis souvent ci cadre bi ñu dund gis nga dafa am lu may dénk sama bopp di ko dénk ñi yëngu ci wàllu politique gis nga lii ñu nekk nii di ci xeex képp ku ko jéem a politiser ak foo mën di bokk na. dafa am ñu koy politiser attends mais ci laa jëm si képp ku ko jéem a politiser muy opposition muy pouvoir képp ku yaakaar ni mën nga fexe ba manipuler ci askan wi. dañuy toog di la seetaan te bis bu ñu la sanctionné jotee dañ lay sanctionné. kan moo koy Sénégalais yi wane nañ ko plusieurs fois. kan moo koy politiser. mais dama ne damay dénk ko déggoo li ma la wax di ko dénk sama bopp ni ko suñu imam baax bu Maodo si la daan waxee damay dénk sama bopp di ko dénk ñeneen parce que wax nga ko léegi wax nga léegi ni déconfinement bi dafa jàpp même les hommes politiques
même parti politique commencé nañu génn commencé nañu def ay parce que président moo ne il faut vivre en présence du virus. mais absolument c'est tout à fait normal parce que virus loo nga xam ni li may wax rek ne gan goo xamul kañ day ñibbi du tooy dex sa soxla. kon kay mënuñoo tere politiciens yi aussi delluwaat. kenn jéemu ko di saytu aussi li comme dañ leen dénk ñuy saytu liñ leen dénk. ndax yoon c'est une bonne chose kenn terewu leen ko mais dama ne xam nga wax nga tout à l'heure ci wax mbiru dund bi ñuy distribuer bañ koy jëm mu indi fi coow. waroon nañ ko jox kii waruñu ko woon jox kii dugg na fi génn fii ma jàpp ni coow lu mënoon ñàkk la xëy na li ma ci def man remarque te def naa ko du benn du ñaari yoon jëmale ko ci ministère bi ko yor boo jiitee ay nit doo lay da ngay yëgle maanaam li mu bëgg a wax mooy bu daa xewee da ngay informer en amont mais doo bàyyi ba ñu critiquer ngay soog di justifier mais ñi nga xam ne dañu jóg ñëpp di critiquer waruñu woon def lii waroon nañ def lii waruñu woon def lii ban apport la ñu indi ci lii nga xam ne moom la ñu organiser jëmale ko ci askan wi dee leen defaat rétrospective di xoolaat ñooñu parce que bu ñu nee tey réew mi dafa nekk jafe-jafe yow nga am sa ñaar fukk indi kii am juróom indi kii am fukki dër moom indi ka joxewul dara dafa war a seetaat boppam te koo nga xam ne yow xëy na jàpp nga ni wóoluwoo tu es un homme politique wóoluwoo jël sa xaalis di ko jox état wóoluwoo jël sa xaalis di ko jox ministre mais organiser wul wutal la ngay dimbalee askan nga dem jox leen ko. da nga posé lu am solo mooy question de wóolu lu am solo la. mais c'est important ndénkaane ko wóolu. boo leen wóoluwul moom laa la wax soo leen wóoluwul am na nen noo war a taxaw askan lu dul ay wax askan fi nekk talluñu ay wax jëf la ñu tal. ñi sonn nekk seen kër amuñu lu ñu lekk ñi bëgg liggéey mënuñu dem liggéey ñi bëgg a transporter mënuñu transporter ñi bëgg a dem géej mënuñu dem géej ak ñeneen. soxla nañu leneen lu dul ku ñëw di leen tuur àndaari wax. léegi da nga ñëw jàppale leen concrètement ci loo nga xam moom la ñu. malheureusement temps baa ngi jeex ñi ngi bëgg a yëkkati jotaay bi théorie du complot bi nga fi wax ni moom loolu nu mu demee. ñi nga xam lu wér la. d'abord bala may wax complot damay wax li ma jàpp ni manque de solidarité la. jóge fan ak fan. ci ñëpp ñi nga xam ne dañu nekk ci état bi dama ci constaté man personnellement li mu tuddee manque de solidarité. parce que bu fekkee ni coow dafa am ci réew bu ñu fàtte ni réussite bi en tout cas ci au plan gouvernemental combat bi dafa am un général boobu ko jiite il s'appelle Macky Sall donc ku yaakaar ni yow boo échecgee wala man bu ma échecgee suñu échec la non ministre bu ci mën di échec ca lañ la dénk échec gu président de la république la parce que moom la sénégalais yi fal mu jël ay nit dénk leen ay responsables. dafa am ministre yu yéene woon mu échec. attends nañu. boo déglu dinaa la wax mu leer. relance yi baax na ci de. c'est important bien sûr c'est important. pour mu leer daf ñuy joxaat kii sax. daf ñuy joxaat un peu de tenue c'est important. alors donc dama ne li ci jëkk mooy ministre bu ci yoree dara muy ministre de la santé muy ministre de l'intérieur ministre des forces armées. ministre de Mansour Faye. dañoo war di sentir les autres ministres les autres responsables ñu am solidarité jàppale leen ci li ñu def gisuma ko fenn la preuve. dañ doon dem campagne électorale nga gis fii comité de soutien au président les amis de Marème Faye Sall les ceci les cela est-ce que bi lii commencé ba léegi gis nga ci kenn nga gisul sur le terrain ku ci génn rek c'est parce que da nga bëgg télévision yi jël ñaari saaku ceeb jël ñetti masque ak juróomi ñu ci bëri wane ko uniquement pour nit yi gis ni yow yaa ngi mais concrètement le travail na si muy benn ñaareel ba quand on parle de complot man xam naa lu wér ay nit yoo nga xam ne ay kàngam lañu ci réew mi bu ñu xëyee ba jant bi so seen liggéey yëpp mooy faagaagal li ministère de la santé di def. kan la ñooñu ñan la. parce que weeru koor la nekk caméra baa ngi nii doon xool. dama lay wax ni leen xam ñan la. xam nga li ma amal solo fi mu nekk mooy ñooñu te xam nañu. il faut les dénoncer. attends moom lay def. mais bu ñu leen cité wut xam ñan la aussi day wax nii rek. cité leen fi mu nekk nii. jotagul xam nga lu jot li Abdou Diouf waxoon benn jour à Thiès ne je vous ai à l'œil ki ñu xam ne li ñuy dox ak li ñuy wax en tout cas man bokk naa ci ñi nga xam ne xam nañu ko dinaa ko wax pour le moment ak ki ma ko war a waxal pour que ñu arrêté. ay ministre lan ay député lan wala ay directeur de. tu sais pourquoi ma di ko wax pourquoi bu dee xeexu nit ak nit sama yoon nekku ci mais jàpp naa ne kenn amul droit moment bi nga xam ne les chefs religieux les chefs coutumiers les partis politiques ñëpp dañu mob pour jàppale askan wi ay nit guddeeg bëccëg suba ngoon di liggéey. pour bëgg lii ñu nekk ñu génn ci Massamba wala Modemba Aïda wala Fatou parce que bëgg nga doon ministre de la santé parce que bëgg nga doon ministre de tel ou de tel liggéey bu ñu xëy def ba jant bi soo nga jéem ko yàq par ay méthodes yu bëri ñu di def ay sorties dans la presse
tey yow boo déggee nit wax ci presse bi li olof yi naan ko wax feeñ gis nga olof yi dañuy wax ni cere wotaj bu ko gan xamee dañ ko ne ña fa dëkk ñoo ko nettali am na loo nga xam ne nit bu mënee génn wax ko ci TFM gii c'est parce que ku nekk biir TFM moo ko wax wala moom mu nekk biir TFM donc li am solo tey mooy ñooñu arrêté te xam ne li ñu ñor fi mu ne mooy naka la ñu def pour Sénégal génn ci situation bi mu nekk nii. bari na ci ci cadre boobu pour te dire que nekk ak nit dafay am loyauté te man miy wax nit day am loyauté xam naa la mooy loyauté parce que dama nekk proche d'un président la liggéey ak moom pendant longtemps. ñooñu li ma xam monsieur le ministre mooy ñooñu c'est des ministres ñu nekk ci gouvernement bi wala ci régime président Macky Sall. sont dans le régime bi nag ñëpp la. dafa yaatu de régime bi ministre la député la directeur général la professeur d'université la ainsi de suite tout ce qui tourne autour de yow xamante ne xam nañ seen bopp. d'ailleurs la meilleure preuve depuis démb quand j'ai parlé de ça dans la presse léeg-léeg kenn woo ma ni ma mais xaw ma woon yëg nga lii parce que diw nangam ak nangam ma ne ko yow xanaa da nga cee bokk mais je veux dire plus grave. am na ay nit yoo nga xam dootuñu ma nuyu man depuis que bi ma théorisé ni les nombres de mandats du président la waruñu ko limiter ñoom ñu jàpp ni Macky Sall moo tax ma di ko wax te ñoom dañu bëgg remplacer Macky Sall te jege nañ ko. mën na laa mere itam parce que loolu wax ko ci démocratie bi mel ni Sénégal loolu rek jar na mere monsieur le ministre loolu rek jar na bañ. ci démocratie nit ki amul droit. waaw ñoom it am nañ droit wax loolu rek ñu bañ na mere. nit ki li mu jàpp ni mooy conviction que non et puis loolu yaa ngi engagé un débat bon c'est important dans une démocratie kenn du limiter le nombre de mandats du président xam nga dans une démocratie lu ñuy def fexe ba élection jaar ci yoon en 2012 Abdoulaye Wade était candidat. mandat am ñu ko wax ni mu amul du mandat yi 2 la dañ ne fii dama ni en 2012 Abdoulaye doonoon na candidat am ñu wax ni war na ko doon am ñu wax ni waru ko doon mais peuple bi décidé du ko doon doodu ko. mais limité nañ ko ci 2 léegi fi ñu jeexale mooy parce que yaa ngi wax Abdoulaye Diouf Sarr moom ne dafa am ñuy yóotu sees ba mu toog ma ne gouvernement boo xamante ni y a une trentaine de portefeuilles ministériels lu tax nga jàpp ni moom kese la te alors gis nga santé bi problème kese la fii Sénégal lu tax nga jàpp ni am na ñuy yóotu seesam. mais parce que dama ci teg sama bët lu ma xam laay wax Chérif damay sant yàlla depuis ba ngeen ma gisee may politique au Sénégal. xëy na boobu ñu bari ci yéen peut-être ay tout tànk lañu parce que maa ngi engagé en politique en 1974 75 jusqu'au moment où nous parlons amul lu ma mës a jàkkaarloog Sénégal wax ko teguñu seen bët du lu may ndamoo nag mais c'est un constat que je fais mënoon naa génne toute la liste tegal la lii ak bañ ci eggee wax naa leen lii ba mu jotee gis nañ ko lu ma leen waxoon daaw jég gis nañ ko daaw lu ma wax daaw gis nañ ko rek lu ma leen wax nañ gis déwén. bag na fi buñ perte nguur gi ñu tëj ñu kaso de ah. du loolu rek am na du loolu rek loolu ci mujj. l'essentiel mooy. xam nga ñu différence nit ñi. ñii dañuy xam noppi. ñii dañuy xam wax fañ ko war a waxe ak nañ ko war a waxe léegi justement ci ministère de la santé foofu laa bëgg quand même parce que encore une fois li ma ko waxee parce que lu toll ni jamonoy crise bi bu ñu fi tollee nga ne am na ñoo xamante ni quand même ñi ngi yóotu li nga xamante ni mooy poste ministre de la santé ça pose un sérieux problème. moo tax ma wax ko li mu posé problème moo tax ma dénoncé. xam nga nit. te ba léegi mën a wax ne diw ak diw ñooy yóotu ces. nit da ngay am loyauté mooy lan da nga nekk ak président de la république. mu am ci yow confiance dénk la responsabilité jël sa moroom dénk ko beneen responsabilité sa moroom responsabilité ba mu ko dénk il n'est pas dit que na mu koy doxalee dafa parfait ndax lu mat yàlla rek moo ko mën mais soo ci gisee lu jaaduwul demal ca moom nga wax ko demal ci président nga wax ko demal ci seeni collaborateur nga wax ko mais c'est pas parce que da ngay am loo gis ni jaaduwul wala mu am loo bëgg wala mu am looy xalaat ngay utiliser presse bi di utiliser ay services di utiliser ñeneen pour déstabiliser ay nit. te loolu bu fekkoon ne encore une fois combat la entre nit ak nit sama yoon nekku ci. mais li ma ci intéressé man li tubaab di wax les dégâts collatéraux xam nga ñaari ñay yuy xeex jinax dafay jóge dafay sori te ñaari ñay yooyu xeex la muy juri ëllëg day doon loo xam day lor askan donc loolu moo tax man ma di ci. jërëjëf kon ñu koy sant di gërëm moom Serigne Mbacké Ndiaye mbokk yi ñu ko doon dalal ci édition spéciale bi nga xamante ni kon moom lañ jagleel rek xeex jàngoro ji nga xamante ni moom mooy coronavirus fii ci Sénégal ngeen gis ko sànq rek information bi liñ ci mën a jàpp mooy ñaari doomu aadama yi nga xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ci bisab tey bi kenn ca Parcelles Assainies ki si des ca Pout Sénégal kon daal di enregistré lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak benn ci ay cas tey beneen bi mooy stratégie bi nga xamante ni waa ministère
ministère de la santé changé nañ ko jëm rek ci li nga xamante ne mooy xeex jàngoro ji ñi nga xamante ne ay cas contact lañ ñu leen di suivre seen i kër ñi feebar ñenn ñi ñu yóbbu leen ci li nga xamante ne moom mooy hôtel bi monsieur le ministre ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw mooy sant la bu baax vraiment rafetlu waxtaan wi jéggalu it képp koo nga xam ni mu koy rafet saa su ne rek dégg nga ñu wax kaddu goo nga xam neexu la parce que suñu yéene mooy wax lu baax mooy wax lu defar di ñaan yàlla ci màggaayam ci barke nit yu baax ñi tëdd ci réew mi lii nga xam ne moo songu Sénégal yàlla jële ko fi ba bu ñu fi toogaat di wax leneen la ñuy waxtaane ñëpp àndandoo nekk benn parce que benn bopp kenn du ko xar ñaar te ay nit bu ñu bokkee moo xam mënuñu ko séddoo vraiment dañu war a ànd rafetal ànd bi te loolu mooy réewu Sénégal. jërëjëf kon ñu koy sant gërëm mbokk yi bàyyi leen ngay wén ak seen programme bu télévision Futurs Médias wareefu Ramadan 13h xibaar yi dina fi del siwaat ci nam gën a yaatoo ci kàllaamay wolof ngoon di ngeen ànd ak Abdoulaye Cissé ci point corona ak yeneen i programme ñu leen di sant du leen gërëm altine incha allah ngeen ànd ak soxna Ndeye Aram Touré ci émission bi jërë ngeen jëf ajjumay jàmm.